dañu yóbbu central. yéen ñëpp lañ jàppoon. waaw ndax yéen ñëpp lañ bàyyiwaat tamit. bu ñu yóbbee central. après dañuy jël yóbbu ñu fële dans Abdou Diassé. non je veux savoir ba xam yéen ñëpp ñuy jàppoon yéen ñëpp lañ bàyyiwaat. mais bien sûr. d'accord léegi ñaata ñoo si gaañu. bon ñun ñëpp lañ doon dóoraan bi ñu yóbbu moom laa la wax sànq dañuy yóbbu camp Abdou Diassé juste pour en fait pour wàññi ñu quoi. pour décourager ñu. alors que xamuñu ñi ngi ko séqal ils sont déterminés bi ñu dalee xeex du tey arrivé ak si camp Abdou Diassé bi ñuy profiter man dans l'histoire musuma gis man je respecte la police je respecte les gendarmes mais musuma gis dans l'histoire du Sénégal commissaire buy dóor yow ñuy ànd ak yow di la téye commissaire ma Serigne Faye bi nekk camp Abdou Diassé moom en personne mooy dóor ñuy dóor di këdd gars yi di ko téye muy dóor di dóor ba pare gestu taxaw ne ma nootu ma ne ko Karim mu tëb ma gaañ ma ci faar dama këdd ma si côtelette quoi mais au fait mel ni ku am benn haine envers ñun dañu mënate ñun ñëpp lañ doon dóorandoo au fait ñun ñëpp lañ doon dóorandoo tëral ñu policier war ñu du ñu dóor mais moom au fait moom man dama mosul gis commissaire buy def loolu parce que d'habitude jeunes yi ñooy mar di def am fukk di dóor commissaire bi leen baaree ak officiers yi quoi mais le commissaire lui même moo jël engagement wu di ñu dóor moom. d'accord léegi ginnaaw lépp li nga fi expliqué yëpp dafa mel ni ba tey motivation mi ngi fi. non tey lañ waalo gën a aay. amul benn doomu aadama bu nekk fii nii Sénégal. bu ñuy teree manifester bu ñuy teree ñaxtu Sénégal état de droit la. fii nii dëkk démocratie bi ne fi du Macky Sall moo ko yàq da cee tuuti. loolu il faut Sénégal yi xam ko. ndax li nga xamante ne moom lañ leen def nii yéen presque yéen 5 minutes daal 4 personnes ñoo présent ici seen 5e personne bi anam. waaw moom c'est que ni ñu bàyyee la quoi dañoo xëy fajar bi téye ñu foofu dañuy dem futti ñu dugal ñu camp Abdou Diassé ci benn sac benn violon bu ndaw a ndaw ba pare taxaw tiim ñu quoi bu ba set. def ñu ba ñu set. xam nga di mais et puis di def ay affaire yoo xam man dama xamul sax la moo ko fi jar quoi comme si la police était stable quoi. comme si policiers ñoom am nañ jàmm ñoom te ñun li ñuy xeex pour ñoom la. ñu nekk foofu tiim ñu fa téye ñu ba fajar gi ñu bëgg ñu bàyyi xam ni gaañ nañu quoi bëgg ñu bàyyi comme si de rien n'était yow nga jàpp ay individu jàppale sànni ñu ci mbedd bi noonu quoi ci mbedd Colobane bi noonu sànni ñu foofu noonu après dem léegi Karim 5e bi dañ ko yóbbu beneen côté dañ ko bàyyee mu dem moom léegi comme ñun dañoo nangu suñu téléphone yi ñun ñoon jokkoo ñii dañ ma fekk ma taxaw si tali bi après ñoom ci lañ ma joindre léegi Karim waaw dóor nañ ko dañ ko gaañ Fallou gaañ nañ ko moom tamit ñu ngi koy jëm a woo mais jotuñu ko yorul téléphone ñu ngi jëm woo ko jege pour mu ñëw léegi est-ce que mën nañu commissaire bi am na lu koy xaar d'après li nga xamante ne moom la def dañ koy toog ba mu sës commissaire bu ñàkk fayda la ku irresponsable. man commissaire la exactement. mi ngi tudd Serigne Faye moom mooy commissaire wu ñu koy woowee got moom mooy commissaire wu camp Abdou Diassé il est irresponsable policiers yu ndaw yi ñoo ko doon téye parce que moom bi mu ñëwee dafa weer boppam parce que ci biir waxam mi ngi wane ni moom APR la bokk. ci biir waxam dafa weer boppam mi ngi wax di wax naan moom mi ngi jóge léegi nii si bureau bi ak ministre bi Antoine Diome. ñu expliqué di wax ak préfet le préfet de Dakar la bi ñu def lay gouverneur nga xam ne léegi mooy loolu. léegi tey d'après seen certificat médical yi génnut ban action bi nga xam ne moom ngeen pare pour déclencher. avocat yi la ñuy déglu lépp lu mu laaj dañ koy topp ba mu sës Mayacine Faye moom duñ ko bàyyi Masserigne Faye duñ ko bàyyi commissaire Masserigne Faye duñ ko bàyyi dañ koy topp ci yoon ñu nag moom ba keroog yoon di def liggéey parce que kenn amul droit yëkkati sa loxo di dóor kenn te ñun xam nañ lu xew biir police donc moom nag c'est un commissaire boo xam ne il est partisan daf ko wane ba mu leer. xanaa après mu leen avant mu leen di dóor da ngeen doon riposter ba leen kuy riposter mooy ku dañu mënatee di ñu dóor. d'accord est-ce que kenn ci yéen mën nañu expliquer scène bi nan lañ leen doon dóor rek nan lañ leen torturer. non parce que léegi. juste avant ñuy dem ñuy jëlee central ñuy yóbbu camp Abdou Diassé ñuy dégg ci dictaphone bi il faut les corriger autorités yi si kaw ñoo ko doon wax seen dictaphone il faut les corriger quoi c'est-à-dire ñoom lu ñu bëgg mooy intimider ñu lu ñu bëgg mooy arrêter ñu te loolu mënul nekk léegi nii bu ñu paree nii ñun dañuy dem jëli ji suñu portable yi ñun ñoo ko moom ay sàcc lañ rek sama 4 téléphone si ñoom lay réer dañuy dem jëli suñu téléphone bi amul téléphone bu ñuy jox kenn te on est prêt et déterminé Sénégal Macky Sall du ko def ci poosam on fera tous les moyens nécessaires loi bi du jàll mais ñu ngi nekk di ko voté actuellement à l'Assemblée yëg see gunti nag ndax da ngeen pare pour dellu xeex. on fait appel toute la population sénégalaise toute la jeunesse sénégalaise jarul ngeen di jëm am accès Assemblée nationale na ñëpp fu nekk foo nekk na nga manifester tal leen pneu yi gën leen na mbedd mi fees ak nit na tali yi baarewu na ñëpp génn manifester parce que loi bi su jàllee Macky Sall mën na dem ba def fi 50 ans loi bi su jàllee ay site internet yi yëpp seen presse en ligne yëpp day arrêté wu parce que 15e point bi loolu la loi bi su jàllee da ngeen gis dañuy nit mën na
def manifestation sax organiser manifestation ñoom ñu infiltré ko ay nit yàq si dara jiñ la terroriste loi bi au fait dañ ko defar uniquement pour sànq képp koo xam ne nga taxaw pour résister pour dimbali Sénégalais yi pour dimbali Sénégal avenir du Sénégal donc résistance dafa jot résister dafa jot bu leen nangu ñu gën leen gore mais yéen tamit du ngeen ñu gën a gore ne jóg leen ñu ànd ñu libérer Sénégal ci loxoy dictateur bu mag bi nga xam mooy Macky Sall. ñun ñaa ngi annoncé naan vendredi de tous les temps donc da ngeen a pare tey jii pour amal li nga xamante ne moom moo fi amoon mois de mars diggante Adji Sarr ak Sonko gis nañu fi amoon tey jii mën ngeen pare pour indiwaat ndax vendredi de tous les temps ji amoon na fi. lii moo gën a garaaw loolu même 23 juin bi taxoon gars yi génn lii moo ko gën a garaaw loi bi du jàll loi bi du jàll. d'accord Karim tey jii mën nañu xam Karim Xrum Xax ak ñi mu àndal bu ñu jógee fii fan lañu jëm directement. suñu portable la ñuy dem jëli. fan ci. suñu portable police plateau. suñu portable la ñuy dem jëli. ñu joxaale ñu suñu matériel yi ñu fa jàpp ñu. voilà ñu dem jëli suñu portable parce que amuñu portable bu ñuy maye ñun amuñu ko. amuñu portable bu ñu jox ay nit ñu koy jël man sama 4 portable noonu lay mujj. on reste xool dañuy résister te Macky Sall duñ ko bàyyi mu jàpp Sénégal yi di leen noot loo xam ne musul am Sénégal jàpp nit ñi bëgg leen fitnaal noot leen noot ñëpp ne kenn du wax kenn du xeex kenn du exprimer wu loolu musul am Sénégal Abdoulaye Wade sax ñu bàyyi ñuy exprimer wu mais kon ñun dañuy exprimer wu mënu si dara dañoo manifester ba fal ko dañoo manifester ba mu jël pouvoir bi kon moom mu ne léegi day criminaliser manifestation waxul dëgg te nañ ko wan ni ko du yàlla du yonent bi waaw du Serigne Touba du Serapha nañ ko wan ni ko du xoolal moom ñun ñoo ko fal te dañuy taxaw jàkkaarloog moom wan ko ni ko loi bi du jàll loolu mooy dëgg. li mu wax rek loi bi du jàll tamit soxla bi daa koy on est déterminé ci lu mu wax dañu ci on n'est pas violent on est pacifique su ñuy manifester pacifiquement du xeex sax bu ñu mos a yëg di daan koy sànni kenn waaw mais dañuy taxaw nag dëggal suñu bopp quel que soit alpha loi bi du jàll moom na ko xamee noonu loi bi du jàll bu ko naree jàll day jàll suñu bopp loolu c'est sûr bu ñu dellu ginnaaw dóor leen ñu xébal leen ñu mais dañuy gën a dëggal ci li ñu nekk parce que ñu nekk ci dëgg di ragal d'accord mu ñu nekk ci dëgg di ragal ndax seen arrestation bi ñu leen jàppee li nga xam ne mooy seen droit yoon may leen ko am na leen lu ci respecté maanaam liiral leen seen i droit wala bàyyi leen ngeen gis avocat wala bàyyi leen ngeen doon entendre ñu dafa ñu dara dañ ñëw ñu jël suñuy filiation lañ jël kese à part ça mooy maltraité ñu ko def te ñu mënatoo ñu par deux tëddal ñu si suuf di ñu maltraité di ñu doon ay matériel loolu rek lañ fa def pour la police. li gàcce la c'est bon li leen ordre dispersé ku nekk aw ci dundu ñu awale man Gibraltar ñu génne ci dugg fa ñu gën a leen Colobane ñu gën a d'accord tey nag Karim gis nañ ne assemblée ci subaak léegi combat foofu gisaguñ fa dara loo xam ne tey mën nañu gis manifestation wala kuy jooy loi bi ñu war a voté foofu ci assemblée donc lépp a ngi jàll dans le calme tey lan ngay wax sénégalais. peuple man moom laa sànq dama man le message est très clair dama ni ne peuple sénégalais bi yëpp jóg ñu manifester ne peuple bi yëpp jóg on n'a pas besoin di am accès assemblée nationale amul njariñ na Sénégal taxaw na Dakar taxaw na ñëpp manifester loi bi warul jàll te du jàll te bu jàllee bi yoo ñu bàyyi politique bàyyi lépp xam ne réew mi jébal nañ ko Macky Sall lii su jàllee mooy Sénégal jël nañ ko teg ko ci loxoy Macky Sall parce que dañ ko séq koo xamante ni amul lenn lu mu amul benn vergogne amul lenn lu muy seet ci ngor ak débb ak li nga xam moo ko teg ci bopp réew bëgg jël Sénégal def leen ci poche mais loolu duñ ko nangu nañ ko wan ne ko Sénégal am na ay góor du ñëpp a croiser les bras di seetaan. léegi Karim jeexalal ci rapport yi nga xamante ne moom ngeen jëlee ci hôpital yi ndax gis nañ ko. waaw déjà bon par rapport ak douleur yi dañu yaakaar ni code sama code dafa am fracture quoi mais alhamdulilah fracture wul quoi damul bon rajo yi joxe na résultat yi affaire yi fracture wul quoi. kenn ci yéen amu ci yenn blessure yi nekk. non si am nañu ay blessure ñu mag ñi dañu xam nga dóor yi mooy loolu waaw dama jël ay perfusion pour douleur yi am ak ay kii quoi ay médicaments. est-ce que lekk ngeen depuis démb. non mais bon loolu amul solo li ëpp solo mooy ñun nañ libéré Sénégal rek lii nii du dara lii yëpp du dara xam lu am solo mooy nañ libéré Sénégal waaw bu leen ragal lii nañ dimbali Sénégal libéré ko suba suñu doom suñu ñëwee waaw def nañ certificat médical non dañ koy topp ñun kat ñëpp def nañ certificat médical inshallah waaw ñun kat ñëpp def nañ certificat médical te Mas Serigne Faye dañ koy topp waaw il a été très lâche ñii la toll dafa tuutil police ndax mosuma gis commissaire buy dóoraate dans l'histoire mosuma ko gis waaw ñii la toll nii tuuti yaa ngi jaajëf voilà loolu moo nekkoon li nga xam ne justement mooy Karim Xrum Xax donc loolu la fi doon amal conférence de presse pour rappel rek démb ci guddi ginnaaw bi mu demee bëgg passer la nuit foofu ci biir assemblée nationale yi moom Karim kat vraiment dañ ko tegoon loxo yóbbu commissariat plateau ginnaaw loolu ñu libéré ko fi nga xam ne mooy ci digg autoroute bi mu dellu foofu continuer résistance am ñu jàpp ko yóbbu ko commissariat central boobu nag ci li mu wax fa lañ ko jële yóbbu ko fi nga xam ne mooy camp Abdou Diaté di camp jeunes yi ki nga xam ne mooy commissaire Massiré Faye ni mu ko waxee moo leen doon torturer ci ñoom ci seeni kàddu summi leen ba ñu set dóor leen dóori mett bañ jëlee ci gaañu yu mett
ñoom nag li ñu xam ne rek mooy am nañ seen certificat médical pare nañ pour contacter seen avocat topp ki nga xam ne mooy commissaire camp Abdou Diassé fi nga xam ne mooy ci yoon ci loolu nag bàyyiwul combat bi benn yoon li mu defaat rek mooy appel à la résistance appel à la manifestation pour ñun ñi daje foofu ci assemblée fexe ba loi bi bu mu jàll ndax bu ñu tënkoo ci waxu Karim Gueye loi bi su jàllee mooy jox nañu réew mi Macky Sall loi bi su jàllee mooy démocratie amatul loi bi su jàllee mooy jaratul ñuy def politique jaratul ñuy def dara donc loolu la woon actu 221 àndoon ci ak ñoom léegi-léegi rek dinañ dellu ak yéen assemblée jox leen li fa am ñu jox leen rendez-vous tout à l'heure restez scotchés et n'oubliez pas de vous abonner